tey ji dañuy am contentement boo nga xamante ni mën nañ koo lim fi mu tàmbalee waaye mënuñu wax fu mu jeexee ndax tey jii dañu fi ñëw ci cadre liggéey boo nga xamante ni madame le ministre Zahra Iyane Thiam Diop mi ngi koy def ci ndigal ak ci conseil yu président de la république monsieur Macky Sall yu mu ko jox mu ñëw war a seet si population bi seet ndegam politique publique yi nga xamante ni mi ngi koy tàmbale ci kaw mi ngi wàcc am jeexital ci population bi ñu ñëwoon tey nag jiitu ko fi pour mën a waxtaan ak population bi taataan seeni mébét wax leen won leen li nga xamante ni moom la ñuy liggéey ci ministère bi ak ci yan bànqaas lañ leen mën a àndil yoo xam ne buñ ci jàppee sukkandiku ci dinañ mën a am développement bi nga xam ni moom la kilifa réew mi moom la borom réew mi namm ci Sénégal. waaw ñun bi ñuy ñëwee daanaka gis nañ loo xam ne sedd na suñu xol lool ndax fekk nañ fi ay jigéen yoo xamante ni yàlla seede na ay jigéenu fàq tëdd lañu ay jigéen ñoo xamante ni seen dundin ñor na leen ay jigéen ñoo xamante ni dañoo bëgg jëm kanam ay jigéen ñoo xam ne dañoo gëm ni sénégalais lañu ci Sénégal ga la ñu bokk am nañu potentiel te buñ leen jàppalee dinañ gën a jëm kanam ñooñu dañ leen di fi fekk ba pare ñu ànd ceeg engagement. waaw te boole ñu dara ak wax ndax li ñu am te mën ko ci xam-xam doole ak ñaq ñi ngi ci di ci liggéey waaye nag bëgg nañu ku leen gën a jege ku leen gën a encadré. sama yaakaar dafa kawe sama njort bi ma fi ñëw li ma fi gis dafa kawe sama njort ndax boo àndeek nit bëgg xam lan mooy soxlaam bu la dégloo nga xam ni kii bu la waxee soxlaam boo ko jàppalee dana dem. ndax am na loo xam ne da nga koy sentir da nga koy gis da nga koy yëg ci nañ la koy waxee te ñii gëm naa ni bu dee lu ñu ñàkk umpale la woon buñ leen ko xamalee dinañu dem lu ñu seen loxo bu jotul woon seen gannaaw buñ leen ko jotalee danañu dem buñ leen wonee fu ñu war a teg seen tànk gunge leen tette leen danañu àgg te ñii vraiment man te jàpp naa ni équipe bi fi ñëw yëpp am nañu boobu sentiment sunu kawe sunu njoxt liñ ci gis dafa kawe. lan mooy prochaine étape bu ñu war a xaar fii ak suba madame le ministre Zahra Iyane Thiam dina ñëw. dina ñëw fii ci Ñoomun andi kaddu son excellence monsieur Macky Sall andi yónnent son excellence monsieur Macky Sall ànd ak nag équipe am yëpp équipe technique bu ministère bi ñëw waxtaan ak waa Ñoomun dégg na xam na yëg na. bu ñëwee dana waxtaan ak ñoom échanger ak ñoom jëflanteeg ñoom ci kaddu son excellence Macky Sall ndax xam na ne waa Ñoomun leer na ko ni ci Sénégal la ñu bokk madame le ministre aussi xam na ni waa Ñoomun ci Sénégal la ñu bokk. da nekk choix boo xamante ne Ñoomun xëj na sori na te sori bi mu sori defe naa du madame le ministre moo ko def du son excellence moo ko def yàlla dogal Ñoomun féete fi mu féete. kon tey jii mënoon nañu ne il bu nekk madame le ministre daf fay dem mais il yi ñu dem yëpp dañ fa fekk jigéen ñoo xamante ni takk seen pendal nekk ci liggéey mënoo saa su ne nga ñëw dog leen te gis nañu ci ñoom teraanga joo xamante ni boo agsee lépp luñ jàppoon dañ koy bàyyi looloo tax ñu ne nañu dem fi nga xamante ni moo gën a sori ñoom pour ñu déplacé wu dafay am jafe-jafe bu ñu demee foofu ñu mën a waxtaan ak ñoom waaye tey jii mënoon nañu. bu ñu leen yërëmul woon yërëm gi nag moom mooy ci seen bëgg teraanga kon dañuy dem ci île bu nekk te heure boo duggee ci île jigéen ñëpp bàyyi seen yëngu ñëpp teral la ñëpp topp la loolu vraiment suñu xol daf ci tooyoon loolu tax ñu yem ci yenn île yi ñoom ñu jege ñu ñoomun nag yàlla nag moo leen jox lii moo leen joxaat li ci des. ñu jafe-jafe mooy parce que daaw bu ñu commencé affaire jigéen ñi ñoo dugg ci biir manguier yi dem dagg ay matt parce que lu ñu bëgg la suñu biir xol. ñu dem dagg ay manguier ñu ñëw teg ko góor ñi sampal ñu ko parce que ñàkk doole loolu moo tax jigéen ñi dem dugg ci biir manguier yi dem wuti ay bant pour ñu kii waaye instant ñu toll ni tey bu ñu amoon ñoo xam ne mën nañu jàppale dinañu kontaan trop. grillage suñu problème yëpp ndox amuñu benn ndox parce que ndox mi bu commencé comme décembre janvier. février ndox mi jeex na pare na di nga gis ku jóg 3 heures du matin astafurlah 5 heures bu eggee fekk ma moromam 4 heures du am ndox da ngay toog nga xaar ko keneen toog noonu par la suite ba midi jot
ñu soog a ñibbi léeg-léeg di nga toog midi boobu sax doo roose parce que ñàkk ndox waaw loolu moom vraiment bu ñu amee ku ñu ci jàppale rek kontaan nañ ci trop. gannaaw buñ ko nuyoo kontaan si ñëwam parce que si samay maam laa déggoon ne am na fi ministre bu fi ñëw ñu tudd Émile Badiane ñëw na fi. loolu yàgg na boobu man juddooguma sax ba tey ñu am ministre bu jigéen bu ñëw pour dimbale ñun femmes yi fii suñu ay jafe-jafe. muy yan. ñun suñu association suñu GIE bi ci pâtisserie la ñuy yëngu pâtisserie teinture ak savonnerie suñu problème majeur mooy équipement bu ku ne pâtisserie dañu war a am four am ay moule yu ko defaree ak ay matériels yoo xam ne pour l'hygiène ak yooyu am nañ tamit problème bu ñu liggéeyee loolu ba pare pour jaay ko parce que il faut mu sell nit ñi mën koo jënd concurrence bi bëri na parce que ñeneen ñi ñu ngi def seen formation adéquate yoo xam ne dañuy yëngu si loolu ñun nag amuñu. waaw pour bu ñu defaree suñu produit ba pare war ko mën a yóbbu ay Ziguinchor wala yeneen îles yi ñu entouré pour dem jaay ko foofu mais pour loolu il nous faut un moyen de transport maanaam gaal boo xam ne motorisé nga xam ne boobu moo ñu yóbbu parce que ak pâtisserie bi boo defaree pâtisserie bi te jaayuloo ko à temps bu nekkee un certain temps duñ ko mën a lekk donc il faut ñu di ko jaay rek ñu di ko defar di ko jaay bu ñu amee tamit frigo boo xam ne mën nañ ko am frigo solaire pour denc suñu produit yooyu parce que tamit ñu ngi jàng defar sow donc yooyu yëpp bu ñu amoon frigo boo xam ne bu ñu ko defaree bu ñu jaayee bu desee wala bu ñu defee quantité bu mag pour koo xam ne defal nañu commande ñu denc ko pour conservation yooyu yëpp dañ koy soxla. tey suñuy bagage bu ñu joxoon tey nguur gi yëkkati dara jox ñu duñu xam fuñ koy teg loolu yëpp bokk na ci amuñu ko et pourtant bu ñu ñëwee nañu fan ngeen ko bëgg a def nu mu bon dinañ ne fii lañ koy def kon nag nañ ñu jàppale ci loolu boole ñu joxe bagage amuñu fuñ koy teg fu ñu bëggee liggéey amuñu fuñ koy def amuñu fu ñuy liggéeyee franchement parler GIE fi nekkee mais amuñu lu ñuy liggéeyee amuñu fu ñuy liggéey bëgg nañu ay centre yoo xam ne dañu naan centre bi centre liggéeykaay la ñu dellu si tey man naan leen encore delluwaat ci gàcce ngaalama ak ACD ak ñi fi mujj dugg si ci liggéey bi ñuy liggéey ACD taxaw nañu carrément joxuñu dërëm mais taxaw nañu ndax nit ki la jox xel mënoo ko fay xelal nañu ci yu bëre ba ñu mucc ci ACD jërëjëf ACD tey bu ñu gisee ponton ba leen ne la tey ñoom la yàlla ak ñoom a tax pont ba taxaw tey pont boobu li muy laaj bëri na xaw ma ay milliards la xaw ma ay millions la waaye jàppale leen ñu ci ndax genre campement lañ ci bëgg a def boo xam te ne ay restauration lu nekk lañ ci soxla pour pont bi jigéen ñi ñoo ciy xëy di ci dem liggéey loolu amal nañu importance bu bëree bëri ak centre de couture ak jigéen ñi nga xam ne dañuy xëy di dem te du ñu liggéey ñeneen ñi dem nañu uti kaju dox nañoo dox ba si am ci problème ndigg borom kaju yi am nañ ci problème ndigg borom paañ yi am nañ ci problème mu ndigg donc tey ñu dellu si pour rek liggéey ñuy uti nii yëpp pour jigéen ñu toog ci biir dëkk bi ñu liggéey ku nekk nga xam nga gis sa bopp gën a gis sa bopp te gis sa wér-gu-yaram ndax yenn dox yi ñàkk wér-gu-yaram dana ci bokk. li ma gis kontante laa am ndaxte bi Sénégal doone Sénégal ba léegi ñu ngi dëgg ni ministre dina teg fii tànkam di gis ci groupe bi lu rëy mooy groupe bi ñëw nañu ay directeur ay directrice ba pare ñu ngi sol ay jarax moo di dañu suufee seen bopp loolu mooy tax ñii di réussir seen mission parce que dañoo ñëw déglu jigéen ñi pour mën a am li ñuy yóbbu teg ko ci table madame la ministre te di yëgal ni madame la ministre mooy doon njëkk a teg tànkam dans les îles depuis PS ba ñëw PDS ba ci Macky Sall naan man je ne suis pas un président de la ville je suis un président
sur le territoire du Sénégal moo tax ay jigéen dugg gaal avec tous les risques ñu ñëw ba fii ñoo mun li musut am kontaan nañu lool ba li gën a am solo moo di ñu ñëw déglu ñii jigéen ñi pour ñu mën a xam lan la ñu soxla pour ñu mën a tekki comme yeneen jigéen ñi nekk Sénégal. bu ñu seetlu mooy population yi ci ñu rencontré ñu ci bari ñu ngi mën ay activités yoo xam ne laaj na ku leen dooleel financièrement mais ñi ci bëri boo seetloo dañu xaw a ragal institution financière yi maanaam seen jëflante demeewul noonu am nañu ci am léeg-léeg ay crédit mais rythme bi faible na montant yi faible na dañu dem ba sax dañu ragal tey dégg ngeen ko tey si ñoomun waxtaanee nag ñoom mais jigéen ñu ci bëri ñemewuñ sax dem ci institution de microfinance yi te loolu c'est un vrai problème. beneen point bi mooy également boo xoolee institution de microfinance dañ fi sori yu fi gën a jege ñi nga Kafountine waaw Kafountine la nekk te pour déplacement bi jógee fii dem leb war di fay di verser yooyu vraiment dafay nekk loo xam ne dafay diis ay charge la si ñoom te day métti donc loolu aussi problème d'accès bi foofu am na fa. ñetteel bi mooy également boo xoolee amuñu éducation financière parce que boo xoolee sax ragal bi ñuy ragal institution microfinance généralement peut-être dañ ñàkk éducation financière xëy na bu leen expliquer loon former leen wax leen lan mooy finance ni ñuy gérer xaalis lan mooy épargne lan mooy taux d'intérêt yooyu yëpp suñ ko xamoon xëy na di leen xaw a ñeme bay jëflante ak institution de microfinance donc loolu aussi également problème la donc bu ñu delloo nag bon déjà madame la ministre dañ ko rendre compte ci loolu yëpp mais dinañ xool ak moom jox ko ay piste de solution yoo xam ne dinañ xool nu ñuy def ba loolu yëpp ñu régler ko. ministère bi am na ay jumtuwaay yoo xam ne mu ngi koy taxawal am na programme boo xam ne ñu ngi ko tuddee programme d'éducation financière ñu ngi ciy liggéey bés bu sottee incha allah zone bi dina nekk une zone prioritaire boo xam ne dañ ko fi doxal programme boobu noonu. leneen li également li ma bëgg a jeexale mooy taux d'intérêt yi waaw foofu loolu moom c'est général foo dem loolu leen lay wax yu ci bëri sax boo gisee du ñu bëgg a leb dañu neen lu ñuy lebee duñuy suñuy verse day métti si ñoom duñ ci mën a génn ndax taux d'intérêt bi donc yooyu yëpp ay problème la yoo xam ne constaté neen ko nañ ci def ay gëstu gën a xóot xool nuñ koy proposition yi ñuy def madame le ministre su ko defee moom donc mu jox ay orientation yam ñu doxal ko donc ba loolu yëpp dégg nga maam mu nekk loo xam ne ça sera derrière nous.